Myriam soo gisee ma indi li fii tey c'est juste que pour ñu mën a toog waxtaan boo xam ne entre man ak yow. Certes je suis un papa très rigide mais loolu dafa am lu ko waral c'est parce que je suis très protecteur. Gis nga li dal sa xarit bi di Xadi mënoon na la dal xam nga lan mooy seen différence moom amul ku mel parents yu mel comme man amuñu aussi loo xamante ni bi moom lañ ko mën a yoree par contre yow lépp loo soxla yaa ngi koy am. Tu as la chance d'avoir des parents yoo xamante ni bi dañuy bàyyi xel ci yow te am nañ autorité ci yow. Par contre moom amul sens boobu yow it am nga sens boo xam ni loo soxla tey mën nga ko am loo soxla pour tes études loo soxla pour sa nekkin mën nga ko am mais malheureusement moom amu ko situation boobu nag tey yóbbee ko lii dafa am lenn rek lu ko war a mën a dimbali. waaw ma fii chérie. waaw doxee nga laaj ji bisimilah yegg si. noo def. maa ngi fi. nakam yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi ci jàmm ba alhamdulilah. ma fi chérie. man maa la wóolu woon pour nga ñëw ñu waxtaan. tu sais man je ne veux pas te voir triste comme ça. je veux que tu sois forte. fi problème bu fi am dañ koy lijjantee te li njëkkee woo ko te doo ko mujjee et que chaque que ni suñu xel suñu xalaat lépp mu ngi ci yow. mais imagine ko ci moom situation bi mu nekk bu fi naree ëmb ay 9 mois nampal ay 2 ans et tout balaa muy mat dina perdre 4 ans de sa carrière 4 ans. 4 ans yoo xamante ni bi tey fan la koy dabu mais moom ni mu mel nii bu jàngiwul fan la jëm kan moo koy dimbali ëllëg seetlu ñàkkam ak li mu nekk sa xarit moo tax sax ma koy jàppale comme yow ni ma lay jàppalee. Je vois que dans cette situation yow yaa ko mën a dimbali oui bien sûr yow yaa ko mën a dimbali. Comment? Essaie juste de la convaincre pour mu dindi ëmb bi. Dindi. Bien sûr dindi kay. dinaa la accompagner lu mu laaj ñu def ko pour ta réussite ndax grossesse du dara 9 mois kese la bu xasee accoucher yow yaa moom sa bopp dinañ la uufal sa bébé tu reprends tes études comme na woon fa woon mais bëgguma la gis ngay triste. ok yàlla mooy tege nattu te mooy xool ka ko neex rek mu teg la nattu gare à ce que nag nga bañ a nangu dogal boobu fii lu ne xew na fi lu ne am na fi mais ci nettali rek lay mujj ñun seeni parents dañ leen a jur rek mais yéenay defar seen avenir lenn lu leen mënti arrivé ñun suñu rôlu parents dara du ko dindi ci yéen. peut-être nag dina metti nii début bi nangam sangam cooli mais fi ñu leen teg démb ak barki démb foofu lañ ko ne di leen di teg foofu bul xalaat dara ma fi chérie. mais Myriam léegi médecine évolué na. waaw loolu wóorul de. médecine dafa évolué mun na ko dindi te du ci am benn problème nee naa la yow lépp loo soxla dinaa la ko defal. mais na nga fexe def loolu ci xelam ba mu comprendre ko noonu parce que déjà yow rek situation bi c'est un lourd fardeau boo xam ni mu ngi lay affecté mu ngi koy affecté. bëgguma dégg mukk nit dugal la ci détail yàlla teg na la lii jullit day nangu ndogal doomu aadama sax laay wax day nangu ndogal dégg nga ma bu baax. xam naa ni grossesse bi boo mooy tuur bébé bu góor rek lay nekk comme ça ñun ñëpp ñu daal di am chéri nag ma la koy téyel ngay dem jàngi. lii ma lay wax ni na yem entre nous
xam nga lu tax mu war a yem entre nous bëgguma kenn ëllëg xam ni man au moins j'ai essayé de te convaincre pour ngay wax ak moom loolu du nekk bonne presse pour moi na nekk loo xam ne c'est entre nous bu ko kenn yëg et je pense que loolu dina ma ko may dégg nga. waaw dinaa la ko defal dinaa waxtaanal ma ak moom dégg nga moom bu mu xam sax ni man ak yow wax nañ yow essayer ko convaincre mu dindi ëmb bi rapidement ñu nekk ci jàmm nga nekk ci jàmm. expliqué na ma lépp nag mais man leen rek moo ma ci bett ak ñun nit ñu yaree ak li ñu foogoon ci yow ak lu mu mënoon doon jarul ngay jaay sa ngor ngir xaalis waaye warul woon jox xaalis pour ngay jaay sa ngor Xadija sa doom la yaa ko jur lu mënti xew rek dama waroon des ak sa ngor ak ñun nit ñu yaree li nga xam ci yow waaye bett nga ñu torop torop. ça va. oui nag ma convoqué ba tey. fi ngay toog tamit. suuna rek jaxal naka sa état de santé. ça va maa ngi nii rek alhamdulilah. man de dama bëggoon ñu waxtaan. concernant cette situation. parce que dama xam ne ëmb 9 mois yàgg na yàgg. vu que ëmb 9 mois sans père ni rien teg ci 2 ans ferme yi ngay nàmpal. boo boole presque 4 ans sans avenir boole kaa su situation familiale ni may xoolee sama bopp rek noonu lay xoolee ak yow su ma sañoon situation yi doo ci nekk benn yoon te teg ci sa yaay gis nga fu mu féetee ak yow nu mu la def li ma bëggoon nag mooy nga fekk ci sa yaay li mu la wax. gis nga Fatima yow ku yabaate nga yow xale bu ndoy bi yow yaay taxaw naan ma nii ngay lijjante sa kër ak nii nga koy defee Xadija moom bu ëmbee war di ko publicité affaire am la ëmb luñ ci publicité koo dajal ne ko dama ëmb jaru ko te moo toog rek taxaar gis nga yow maag sa yaay ñoo bokk ndey ak baay mais sa yaay yabu ma moom nag dafa ñàkk jom moo tax muy wër di wax ndax tey yow mi muy waxal daa xoolul ci yow su rayoon ci yow xool tànk yu baax yi nga teg mu aw ci tey lii ko arrivé di ko arrivé ndax sa yaay fu mu taxaw mën naa fëgg dënnam ne sama doom jànk la te muy dëgg mais bëgg bon moo tax mu aw fi mu aw ma wax mu wër yore làmmiñam rek di wax duma sa morom nag sama kër ni ma koy lijjantee du yow xale bu ndaw yaa ñëw di ma ko wax lu leer laa la wax. pourtant waxu ko jàmbur de deretam la ko wax mbokkam looloo taxoon ma ñëw fii pour waxtaan ak yow. foofu laa yem nag ci wax ji. lan. nga dindi grossesse bi. yow looy wax nii Myriam. Xadi. dama ni nga déglu ma. yow Myriam yow kii yow la. lu ma lay déglooti. dégguma li nga wax de Myriam. nga ne ma lan. Xadi déglu ma. déet man kay amatuma lu may déglu man kay daa mel ni damay gént man fi mu nekk nii. damaa bëgg nga dégloo ma xel te bañ maa dégloo xol. jamono jii ñu toll médecine bi dafa avancé de trop xale bu ndaw nga gisuma luy tax ngay yàq sa avenir gis nga sa situation ni mu demee man de je préfère nga dindi ko noppalu. yow mënoo maa dimbali ak ay waxi dindi. yow Myriam yow kii yow yaa taxaw nii di wax ak man tee ñu maa yee te xam ne damay gént yee ma nee ma tàpp loxo ne ma yaa ngi gént yow Myriam yow barki Demba Njaay yow nga topp ma di ma wax risque yi ci nekk lépp yaa ma ko xamal
yow yaa toogaat fii tey waxaat sa wax ji yaa changé waat noonu di mel ni caméléon maa la bëgg. laa illah ni ma jàppee sama waaw man bopp ay man noonu laa la jàppee. man fan laa jëm ci àdduna man daal ku ma ci gën a yaakaar rek kooku mooy kii tas sama yaakaar. ah ok maa ngi doog comprendre kon yow ndekete yaay complice bu mag bi. taxaw nii ni jënd sama kanam. man la dimbali ma amul loo wax yow de yow di nga xam man nga fi fekk du da ngay nekk li complice bu mag di nga xam Xadi nga fi fekk yow de li ma la mayoon lépp tey lay jeex. Xadi laajuma la dimbali ma Xadi ban complice. waa fii 13 am naa la de mun naa. waa Thérèse si loo ne. maa ngi nii. ça va. ndax man da ngay génn. waaw dama doon génn de. sa kër da laa doon jëm. nañ dem. bi kay boo ma la yàqal sa yoon. waaye nañ dem toog waxtaan. rek ñëwal nii ñu waxtaan ak ko. loolu day dara. si loo nekk. waa nii nga mel tàngaay bi maa ngi nii rek. yaa ngi si jàmm bu baax. ça va. ça va bien. waaye nii nga mel. waa bàyyil tooñ. gis nga waaw de baax na. waa Mounass Khadija ñëw na kër ga. ah dafaa ñëwoon. ñëw na fa te waxtaan nañu nag bu baax. waaye yow Mounass man li may wax mooy yow maanaam lii noo ko mënee. Mounass yi bon yi kañ la daan dikkal ak ci xeet bi nga bokk. Mounass yow sa doom biir taloo dara du waa ji yëpp la yëpp gu toll nii ñàkk fayda yeppari ba ñëw fekk la sa kër dëxañ la 1 million nga ni miix ak moom wëlbati ko bëgg a yàq sa biiru doom loolu foo ko teg sacrifier sa doom pour lan duma ko nangu te duma ko seetaan nag loolu moo ma indi woon sa kër. gis nga 13. waaw Massa man maa waxoon la secrétaire là mu wóolu la. Bon, c'est toujours à propos de notre dernière discussion. Wax naa la bon tu n'as pas compris. Bon finalement nga may même chanteloo quoi. Bon mais xam nga man l'informatique l'internet c'est mon job et avec ça on peut tout faire. Massa moi aussi j'ai étudié ton dossier. Je me suis rendu compte que les diplômes que tu m'as fournis, ils sont faux. Je suis allé même dans ton école, j'ai bien wax ni foofu nga defee formation, j'ai fait une petite enquête là-bas. Xamuñu la sax. Donc le grand Massar, le grand journaliste Massar est dans la falsification. Des diplômes faux Massar, avec toute la morale là, yeddaate fii wax fii Et qu'est-ce que tu dis de ça? Des diplômes faux, c'est ça? Dans ton dossier. Et tu as dit quoi, Massar? Alors, tu as découvert quelque chose? De très grave. Tu en fais ce que tu veux. Tu en fais ce que tu veux. Ah, Massar, je crois que tu ne mesures pas la gravité de ta situation. xam nga lan moo ma metti Sénégal dañuy am seen problème teg ko fa nekk ci problème mu jàmbur man sama problème mu kër ni ma koy lijjantee du yow yaa ma koy wax ndax man lijjantiwuma sa problème mu kër. Khadija nag moom amul jom moom lu muy wër di wax moom mënut a noppi ngir yàlla lan lay wër di wax lan lay wax sa doom nag ñëw na fa baasin da doon wax waaye moom dégg na la ma ko tontu bu baax a baax a baax. gis nga 13 man ak yow ñoo bokk ndey ak baay. musuma ñëw di lijjanti sa problème mu kër sama problème mu kër man maa koy lijjanti aw ma de waaye sama ngor laay deewee man na ma meloon ba léegi areelu ma benn yoon yow du sa ceeb ci man du sa dawlin ci man xooloo lu ma am xooloo lu ma ñàkk te yaa ngi sa alal ju ne gàññi lii nga ma mënal nag ay bruit ay coow ay wax yu bon duma la ko may benn yoon gis nga yow damaa bëgg ñoo bokk ndey ak baay de mais damaa bëgg bu fekkee da ngay ñëw sama kër di ma indil ay wax sa tànk bu mu fi dëggati comme tey dëgg ba mu neex. loolu rek laa lay yëgal sama tànk bi laa daan rix sa biir kër du ko fa dëgg ba mu neex nga mën a nga bëgg a sacrifier sa doom te du ma ko nangu loolu laa la mënal lii laa la mënal kay parce que Khadija ni nga ko juree yow li nga ma mënal yow lii laa la mënal li nga ma mënal def erreur ma ñëw di lijjanti loolu laa la mënal may ma sama jàmm yow loolu yow Mounass yow sa bon gi kañ la dikkal waaye dinaa la teg Massar, tu as commis une infraction très grave. Faux, usage de faux.
su ma woote woon léegi gendarmerie ñu jël si la. C'est très grave, c'est puni par la loi. Tu encours entre 4 et 5 ans de prison, des millions de francs d'amende, mais surtout le plus grave, une carrière qui va disparaître, en fumée, une famille disloquée. Oh, mon cher ami, j'ai bien peur que tu n'aies pas le choix. De toute façon, ma décision, elle est prise. La décision consiste à ce que tu restes ici, tu vois, pour me la mais cette fois-ci comme ni ma ko bëggee. li ma la doon wax ngay bañ yépp ngay nangu cette fois-ci. Et surtout, mon personnel, c'est mon personnel. Il faut cesser de leur faire un lavage de cerveau à propos de moi. Parce que loolu leer na. Avec ta morale là, leçon de morale tout le temps, alors que toi, même, non? Bon, de toute façon, on peut disposer. J'oublie. Je veux avoir mes documents, les documents que tu vas me montrer tout de suite sur mon bureau. Faut pas en garder de copie. Xam nga ma indil ma ko léegi. Voilà. J'en ai terminé, mon cher ami. waa jànk xam nga ñun ci town bi lañ nekk ci suñu appartement di ci liggéey xaalis xanaa da ngeen a cagatu. da nga xeew ah mais gars ma lan mooy dama nekk si appartement di liggéey xaalis. ñun dinañ jóge suñu kër ndey ak suñu kër baay nekk ci suñu appartement di liggéey xaalis nga ñuy laaj ba xam dañuy cagatu yow foo ne. léegi expliqué ma lan la lu xew. xale da ngay pare féroce buñ la waxee nga am dégg-dégg. lii dama koo bëgg expliqué ma. nga ne. nga expliqué ma xam. suñu appartement lañ nekk am ku ñu jël pour ñu ñëw liggéeyal ko xam nga patron yi ñoom dañoo gëm xàppi nekk ci lii nekk ci laa ñun ñu ànd ci ak ñoom ndax xaalis lañ bëgg. Makumba oto bi fan la toll pare na. oto bi waaw pare na jaar naa fa démb mécanicien bi nee na ma pare na démb mën naa fa jaar récupérer ko quoi. D'accord, c'est parfait. Voilà, mais justement donc c'est à propos de Massar ah Massar dama bëgg nga xoolal ma ko bu baax nga surveiller ma ko nga nekk ak samay bët ci moom parce que c'est quelqu'un bu nga xam ni vraiment je n'ai plus confiance en lui et donc vraiment je veux que tu le surveilles d'accord. D'accord bon man sax loolu bëggoon naa la ko wax bon mais comme que yooyu du samay affaire moo tax quoi mais grand bi ni ma ko gisee nii ci say tànk la nekk quoi à chaque fois moom loo daaneel rek lay wër mais nag comme que yow yaa ma sant loolu man dinaa ko dox amul benn problème. Voilà c'est parfait de toute façon moi sax je le tiens quelque part mais il est bon que ñu surveiller ko dégg nga kon nag vraiment nga bàyyi ci xel ci moom bu baax a baax bu la dara rëcc ci moom ah. D'accord amul problème. Ok. D'accord amul problème. dil bi daal xam nga lan la dafa am ku ñu jël di ñu doxloo ay mission affaire bi nag dafa yomb da ngay dem ñu jox la benn cible waaye waa ji moom doo ko teg bët doo gis. Ah bon? Photo daal la lay jox ak agressé ki nga soxla jox la information yépp nga war a doon nag dil ba éclat yóbbu ko résultat bi nga jox la sa xaalis nga dox sa dox. kon ni mu yombee nii loolu nga doon wiiri nii. waaye foo demoon. xanaa ci may jàllo laa demoon man lii dama ko mësul gis sax man ci àdduna ndax may jàllo fi mu dëgër da cee dëgër këcc waaw bëgg a sacrifier doomam ji tax na mu jël xaalis bi te dina ko def yàq biir bii mu bëgg ci doomam ji dina ko def te man duma ko seetaan duma ko seetaan benn yoon te dinaa ko yóbbu ci yoon wax naa ko waaw. gis nga yaay tata May li mu nekkee mooy bëgg ëpp nag te ñun ñoo ko ci bàyyi waaye yaay yow lan moo tax ñun kii mënuñu ko siiwal. dëgg de. duñ ko siiwal man xam naa waa ji xam naa jabaram te waaj dafa ragal jabaram xam nga lan laay def bàyyi lépp ci sama loxo man ma gérer ko man maay dem ba këram taaj jabaram wax ko lépp ëmb beeg lépp ba ëmb bi kenn dootu ko mën a yàq. leen da xamal naa la ko lépp loo ciy def na ànd ak dal nag dégg nga lépp loo ciy def na ànd ak kanta May nag moom maa koy lijjantil sama bopp moom yow fan nga jëm nii sax. man damay génn maa ngi ñëw léegi. waaw baax na waaw ba ci kanam.
Non, j'espère que tu as passé un très beau après-midi. Mais en fait, li ci important mooy tey dama la woolu j'ai même insisté sur les appels xam naa ne war na la jaaxal. waaw dama xawoon a occupé nag moo tax. Pour être clair et bref yow nandite nga quoi depuis que ma gis la sama kër nga ñëw ànd ak sama jabar àndatuma ak sama sago pour dire vrai dama la nopp quoi te je sais que ni yow on peut faire quelque chose quoi ensemble. loolu moom jarul sax nga si sori mag ma laajee sama numéro laa xam ne rek yow mii yaa ma gën a xam dara nga sama nandite moom bul jéem a toog sax di ko laam-laam yi am déet ndax da ngay réer beneen bi nag mooy pour loolu kese amul benn problème ngan lan mais am na luy ñëw ci soxna mooy lan noonu xam nga sama jabar sama nawle la quoi j'aurais aimé qu'on le fasse en douceur yaa ma gën a xam. xama sa nawle la man tamit sama nawle la te fi mu ne nii am na confiance boo xamante ni ci man jomb naa mu jàpp mu gis ma may dund ak yow laa moom ku ci sax jéem a inquiété wu t'inquiète même sama xel daal mën naa daal waaw kon jeex na sama xel daal ma waaw sànq ba tey liñ nekkee ci resto bi yaa ngi ma topp naan ma surprise surprise bi moom lan la yow tu es curieuse ah sama curiosité ngay laam-laam la curiosité est un vilain défaut déggal loolu une surprise c'est une surprise allons-y mais xam nga yow bopp nga amul moo tax il faut ñu wiiri jànk nag yaa ngi may xas de. moo déedéet yow nii nga mës a mel ah mais léegi nag man moom bu amee xaalis moom je suis partante yow ma xam nga ma bu dee fi dong am naa ko te bëgg dépendre sama papa loolu laa mënatul ama sama bopp moo ma gënal donc man appartement ba utal leen ma fa place. affaire bi nag léegi dafa yomb dinaa wax ak ki nga xam ne moom mooy intermédiaire bi bu la valider rek ma dugal la. jànk ba ñemee nga ko li ma la waxoon. lu ma fàtte. bii yow ah doo def. waaw bi ma ne yow fexeel rek nga lijjanti ma loolu lu ma gën a gaaw nag ma xeeb ko. amal fit daal. am naa ko yàgg na. bi ma nag na nga ci nekk mu teel a génn ma xam ne man jël nañ ma mën a bokk seen appartement boobu liggéey xaalis. première condition bi daal leen la dangay noppi bañ a lijjanti dara soo bëggee nekk ci jàmm bañ a lijjanti ki nekk ci ginnaaw affaire bi. yow tant que maa ngi bii loolu lijjanti mais mën ngaa ñemee bi te doo am fit. yow tamit nga soo mënoon fit duma ñëw si yow. waaye yow ñoo fax. kon jeex na. Hey, attends. Qu'est-ce que tu fais ici? Bébé, je vais te faire la surprise. dama la bëgg a wax ni je suis pragmatique. dama la andi fii nga tànn matériel électroménager bu la neex ma livrer le ko fu la neex et tu décores ton appartement. Ça je te le fais cadeau. ñu def. Mais attends. Pour te dire vrai, moi je suis pas comme les autres. yeneen xale jigéen yi nga xamante ne dañoo matérialiste man ak ñoom bokkuñ c'est diamétralement opposé bu fekkente ni da nga bëgg a gagner sama confiance du nii nga koy jaarale bu dee écran plat macha allah su dee yeneen ak yeneen macha allah donc boo bëggee gagner sama confiance mën nga ko jaarale neneen dudul di ma indi fii pour jéem a gagner sama confiance non non là je ne suis pas d'accord. non attends ça n'a rien à voir de te corrompre sur ta position xam nga lan la man maa la gis bëgg la et quand je t'ai vu j'ai su que ni on pouvait faire ensemble c'est la stricte raison loolu moo tax. pour te dire vrai soo bëggee ànd ak man da nga may topp ci sama philosophie ma topp la ci sa philosophie ñu àndandoo dem boo demee ba ci biir nag soo ma waree jëndal matériel di nga ma ko jëndal te du ma la ko wax. alors là j'insiste. il y a pas de problème. D'accord. On y va donc. On va prendre un taxi, je vais te déposer. D'accord, pas de souci. On passe par là.